الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. waa Sëñ Bassirou ñu ngi lay gërëm ci ñaari boor. première boor mooy yaay jàngal suñu rakk di jàngal suñu doom kon kontaan nañ ci yow. Sëñ Bassirou ñëpp àndandoo nañ topp ci ginnaaw Moussa Thiam pour dem ànd ak Ousmane Sonko sans plus tarder ñu le coordonnateur adjoint Moussa Ndiak Sarr nekk Pastef nekk macha allah ku am jom ku am dynamique nekk tamit chargé de communication. di gërëm suñu frère patriote yu mboolem cellule Sëñ Bassirou yi di ci jiital Mamadou Thiam responsable de cellule Aziz ñoom Karim yi fi nekkul ñoom Amar ñoom Jibi ak ñëpp ñi fi nekk kulum juum vraiment kontaan nañ ci geste patriotique bi nga xam ne moom la ñuy gis à travers tout le Sénégal Pastef di koy def te yéen Pastef Louga desu leen ginnaaw te mën nañ ne à part JPS cellule Sëñ Bassirou moo ko fi def kon vraiment mbégte la ñu am ay kàddu ngërmaa ngi rek la ñuy wax Mamadou Thiam développé na fii philosophie Pastef wane ne lii du guléet ci Pastef que ñun lu ñu am dañ koy bokk ak population yi que dañuy wane ne avant même nga jot nguur gi mën nga commencer di def ay action mën nga commencer def dara wane nañ ko ci vacances patriotiques yi mbay mi wane ko ci ay cours de vacances incha allah ñu ngi koy waajal aussi ci ñu naan ay VMP ay vacances yoo xam ne dañuy jël ay médecins tasaare leen Sénégal ñuy def ay consultations gratuites di opérer nit ñi ci ay cataractes ak yeneen kon vraiment dañuy am mbégte bu rëy pour teew fii xam naa du ma ci guddal trop samay kaddu comme li mu wax ay kaddu ngërëm rek la ca laay yem donc vraiment ñu ngi leen di jaajëfal di leen di sant di leen di gërëm merci beaucoup. ñuy sant nag waa Sëñ Bassirou yëpp di si jiital nag suñu monsieur Thiam nga xam ni man dama am chance que ni dafa ma jàngal au moins une année jàngal na ma ko te ma gën koo xam si dëggu ak bëgg lu baax ak bëgg aussi Sëñ Bassirou parce que man Sëñ Bassirou laa dëkk mais man su ma gënee xam si waa Sëñ Bassirou wala su ma ñu gën a bëgg Sëñ Bassirou man je dis que man monsieur Thiam mi laa koy gis si lu bari nag muy si côté football si lépp mais maa xam ni ñu gën a te koo gis tamit xam ni fu mu dugg rek lu ko fay dugal mooy ak njàmbaar ak gis lu baax mais fu muy dugg du xaalis moo ko fay dugal lu muy dugg rek patriotisme moo tax ñu gis tamit ak te Pastef day parti boo xam ne nag macha allah dafa neex damay wax souvent que ni ñun li ñu am dafa neex mooy que yow ku la gis sax da ngay fier yow foo dem da ngay ubbeeku parce que da lay leen yow foo mënti dem xaalis yóbbuwule fa looy def par contre yow yaay génnee sa xaalis yaay dayale seen juróom seen ñaar dërëm ñëw def ko si Pastef moo tax da ngay fier ci sol t-shirt Pastef da ngay fier di waxal di teewal Pastef fépp Pastef nag mu ngi nii ñu leen di wax tamit yéen waa Sëñ Bassirou ngeen ñëw gën a jàppale seen doom yi parce que ñoom lu ñu am gis nañ Sëñ Bassirou man fii laa aw chaque jour dama yor moto di fi aw da ngay gis fii ndox mi dafay taa chaque année ndox mi day taa sa ñoom dañuy jug chaque jour di leen ko kaasal te am na ñoo xam ne c'est des autorités yu dëkk si Sëñ Bassirou di duñu leen sax lijjanti te ñu ngi si mouvance présidentielle bi lijjantiwuñ leen te bi ñuy falu fii lañ doon ñëw di leen wax di leen jox ay 2000 francs lu ne di leen wax ay wax yoo xam ne mi ngi ay wax kosal actuellement nii pour ngeen jot leen sax c'est tout un problème leen di wax na ngeen ñëw jàppale waa Pastef gën a jàpp xanaa ku lay defal lii nga xam ne faroogul sax ñëw defal la lii si ay teranga xëy na bu faroo kon li la dina la defal 100 bu loo defalee benn tey war jàppal ne mën na la defal fukk te gis nañ ni patriote Pastef daal mooy li parti bu booloo la àndu defal Sénégal ñu leen gërëm leen ñëpp merci beaucoup ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi leen di ziar bu baax di rafetlu seen teewaay fii ci ndogu bi nga xam ne les patriotes waa Pastef yu Sëñ Bassirou organisé nañu ko tey yaakaar naa ni Sëñ Bassirou lu bees juddu na fi ndax koor yàgg na fi waaye lii mosu fi am buntu kaas bii ñu teg fi teraanga yii ne ci kaw taabal ji yaakaar naa ne tey la fi njëkk am tey waa Pastef ñoo ko fii man yaakaar naa ne kaas bi réunion bu ne organisé naa ko fi réunion bu ne Jacques mii di animé mën na ma say def jëli naa ko këram ba tey mu animé na fii réunion waaye li am fii tey la fi soog a am
ku xayma li ne ci taabal ji donte bëriwul sax ci xayma waaye lu rëy la ci xol ndax ñu toog ñun dajaloo suñu benn néeg ne sant ba suddu am na ñoo xamante ne yàlla dafa dogal seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ne nañu boole suñuy dem ak suñuy Dakar dimbali leen loolu ku àndut ak Ousmane Sonko xamu ko ñeneen ñi ci des dañuy séddoo di yóbbu seen i kër mais Ousmane dañuy dajale leen indi ci penc mi xool ñi nga xam ne amuñu dara ngeen dimbali leen kon ñun ñu ngi santaat yàlla bu baax ci bi mu jindee suñu xel ñu wëlbatiku ànd ak Ousmane Sonko ndax Ousmane le président Ousmane Sonko je m'excuse nekk na nit koo xamante ne si ku bëgg a dëgg da nga ànd ak moom xaw ma nag ku dëggu ñorul dafa am benn mag moo ma soon wax ne ginaar bu reppee ba toppi kay taxani bàyyi kay bojji musiba dikkal na taxan da ngay taxan yóbbu kër ga waaye bojji da ngay bojj kon Ousmane ay bojj ñun nag bu ñu doonee ay ginaar bu ñu bëggee mucc dañuy ànd ak Ousmane Sonko loolu la ñu def kon ñu ngi santaat yàlla bu baax ci ànd bi nu ànd ak moom lii nag damay wax waa Sandiaba Sud fii laa juddoo fii laa yoroo màgg fi ba toll li ma toll ndorteel la rek dañuy soog a commencé li ci kanam mooy dàq lii incha allah lu nu mën a am ak lu nu mën a xam daañu ko bokk ak yéen mu néew ak mu bëri ndax lu duut rek la ñuy bokk lu ne gàññi kenn du ko bokk lu ne gàññi ku ne day ñëw jël yóbbu këram mais lu ne duut la ñuy séddoo ku ne mos yóbbu sa kër kon lu nu mën a amati ci àdduna ak lu mu mënti doon daan ko partagé ak waa Sandiaba Sud lii nag dañoo bëgg kenn ku ci nekk rek dawal xelam loolu sax a tax ma jël kàddu te xam ne daanu dajul suuf kenn ku nekk am na koo xamante ni si leer na leen tey bu ñu la déeyoon ne la kan moo ko gën a yittewoo da nga ñu déy benn nit toog nañ tëju nañ ci néeg waxtaan xam nañu ay famille yoo xam ne yàlla dogal na ni xam nañ nanu dundee ñu bëgg a jël teraanga yi yóbbu leen ñëpp mënunoo am na ñoo xam ne tey bu ñu xëccoon nga di am sax bu ñooñu ñëwoon ci ñoom ne leen may leen nu ñu yëkkati may leen kon yaakaar na ni tànn boo xam ne jafe woon na waaye yàlla dogal na ne tànn nañu incha allah kenn ku ci nekk la nga ca yeeyoo dana la ko jox kon ñi ngi sant ñëpp donc ñëpp dañu engagé woon à ce que ñu am réussite bi donc ñu ngi leen di sant di leen ñaanal ci weer bu sell bi chehru Ramadan yàlla defal leen xéewal saawaan baawaan di sant aussi waa Pastef Louga parce que ñoom ñoo ñu pousse surtout waa JPS ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu moteur parti ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu sooklu parti donc ñu ngi leen di sant bayax bañ a lim na fi tout le monde ñu leen di sant vraiment kontaan nañ trop seen teewaay di sant di gërëm aussi dëkkandoo yi ñu fi teewoon ñëpp suñu yaay yi suñu tata yi suñu mag yi suñu frères yi dëkk ci koñ bi ñu ngi leen di sant di leen ñaanal xéewali saawan baawaan voilà pour ne pas être long rek di wax ni Pastef mi ngi noonu invité nañ jeunes yëpp nekk ci parti bi nag du parti jeune de parti ñëpp la suñu yaay yeeg suñu maam yeeg suñu ñëpp ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yonente bi ñu ñëw jàppale ñu parce que Ousmane Sonko dans le soir pour la patrie boobu mu wootee ñun ñëpp la concerné donc foofu laay yam di leen sant bu baax di leen gërëm di rafetlu bu baax teewaay surtout yéen journalistes yi jërëjëf. merci Pastef Sandiaba Sud merci Moussa Thiam bi nga xamante ni moom moo jiite cellule Sandiaba Sud ak ñi mu si àndal ñoom Amar ñoom Jibi Kan ñoom Aziz Diouf ak ñoom Karimou Ndiaye ak ñoom Amar vraiment ñi ngi leen di remercier bu baax a baax. di leen di wax ni Moussa Thiam man daf maa jàngal nekkoon sama professeur sa CM El Hadj Djili Mbaye ma jàpp ne nit ki moom bu la jàngalee royukaay la war a doon ci yow te vraiment Thiam référence la quoi si biir Sandiaba Sud parce que damay gis ni cause yu noble ak yi nga xam moo fi xew yëpp bi Sandiaba Sud amee problème boo dikkee da ngay ñëw fekk mu taxaw mu ànd ak ay rakam ñoom Amar ñoom Jibi ñoom ñëpp ba tax na aussi tey bu ñu jógee fii les dinosaures politiques danañ fi jaaraat ni danoo bëgg a def ay ndogu mais jàpp leen bu ñu ko defee ay récupération politique donc moo tax ñu def ko ndax parce que li ma gëm séddale taamu naa sa kuddu yu njëkk yëpp léegi ba tax na kon yéen ñi nga xam yéen nekk ci biir kër yi dina dégg mooy bala ngeen a jox keneen jox leen seen doomi dëkk ba pare bala ngeen a jox keneen jox leen seen doomi gox ba pare kon nag Thiam bu ëllëgee bu fi laajatee dara da leen koy ñaan de grâce ngeen xam ni kii li muy doxal nii bu ko amee Sandiaba Sud la koy indiwaat ndax Thiam vraiment c'est quelqu'un boo xam il est très sectaire moo ko Amar Birane ndax foo leen fekk fu ñu dem rek drapeau Sandiaba Sud la ñuy yëkkati ba tax na kon instant yi comme que yéen waa JPS ñoo leen inspiré yéen waa Sandiaba Sud ñun waa Sandiaba Nord yéen da ngeen ñu inspiré nga xam ne bu ñu fa demee danañ def lu mel nii. waaw kon ñu jox ko kaddu gi El Hadj Omar Gueye bokk ci mouvement national des cadres de Pastef El Hadj Omar Gueye vous avez la parole. asalaamaaleykum.
salaamaaleykum. donc comme ni ko gars yi waxee rek kàddu yi ngërëm lay doon bon Pastef Santhiaba Sud ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm parce que lii wax dëgg yàlla bariwul mais rafet na trop te neex na ci xol. léegi nag comme ni ngeen waxee rek puisque JPS ñoo jiite lii yéen ngeen imité leen ci loolu bon jeunesse tamit ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm te xam tam parti bu développé wu ci àdduna rek parti bu accédé au pouvoir rek xale ñoo ko fa yóbbu. bu loolu jàllee nag comme lu ñu wax rek gis nga mbedd mi nii il y a 25 ans 95 la am bac mbedd mi changé wu kër yi ñoo changé mais tali bi ni mu meloon 95 ba léegi noonu la mel. donc fii li fi am nii depuis 25 ans wala lu ko jiitu dara change fi ndox mi da doon taa il y a 30 ans ba léegi muy taa bon cela veut dire que ñi fi nekk mën dañoo échoué loolu mooy dëgg yi wax dëgg yàlla tamit parce que mbedd moo xam ni parce que fii li tax mu gën a taa mooy kër yi ñoo changé ba bâtiment yi changé fépp suuf si wàññeeku c'est ma ko ndox mi da ko ci kër yi day génn ñëw ci mbedd mi donc soo fait normal que fii mu continuer taa ba léegi bon ñi fi nekk li ñu waroon def defuñu ko te tali bi baaxul parce que kenn changé depuis 25 ans 30 ans nii la meloon li tubaab yi ko bàyyoon mu defu nank sax parce que lii man depuis 91 laa nekk lii sama sal 92 ma fay jógee 95 tali bi nii la meloon fii lañ doon jaar chaque jour avenue de la ñun avenue de la mort lañ ko tudde woon sax ñun waaw ñun avenue de la mort lañ ko tudde woon léegi nag ñun suñu xel dal na li tax suñu xel dal mooy ñun suñu ñëwee Santhiaba Sud tey jii ñu am fii manifestation politique doomu Monsieur Thiam bokk ci man sama xel dafay dal parce que en 1988 j'étais mineur j'avais 15 ans Feu Mbaba Gis dafa ñëw fii à Louga di def meeting ñu def conférence permanence LDMPT bi nekkoon en face kër Massou Bouna Monsieur Thiam nekk fa Bouna Gisee monsieur Kane Almami Kane Mbaye Sall ak ñu bëree bëri man donc maa nekkoon mineur ci biir salle bi commandant bi muy tiré sommation au nom de la loi dispersez-vous dama ne tey moom ma jàpp mu police rek sama papa bu soo kooku la ma yóbbu waaye moom du ma fanaan Louga bon bu nee ba 30 ans après doomu Monsieur Thiam taxaw fii ni day wax ci meeting ñun suñu xel dal na parce que la relève sera assurée te loolu rek moom solo nag parce que am na loo xam ne booba ñoom ban koy def ñoom xamoon na ni duñ réussir loolu mais li ñu bëggoon mooy bu ñu demaatee 25 ans après ñu assurer léegi tey jii li xaw fii war nañ ni relève am na te tout est possible nag foofu laay mën a daaneele gis ngeen dëkk bi ni ngeen def ba am gare routière ngeen dem ba am chauffeur yi ngeen fa am su ngeen fexee ba corporation dëkk bi yëpp ñun ak yéen ñu fexe ba bañ a xeeb kenn bañ a ut xejj ak seen góor ak jigéen mag ak ndaw. di nuyu sunu yaay booyee ci ñoom laay jiitu di nuyu sama grand président di nuyu grand Aziz di wax ne Aziz sama grand la boo xam si ci moom laay njëkkee ñu baal ma ñoo ànd dëkkandoo Santhiaba mu yar ma ci lu baree bari depuis bi ma jógee daara ja ba léegi bi mu ñëwee dañ daan ànd day ñëw ba ci man ñëw ni ma nan taxawal tali bi da taq na ma ne ko loo ca xalaat mu ni ma nan dem mairie bu ñëwee ñu ànd dem mairie ñëw fajar moo ma yee ñu ànd bale tali bi fekk fi seex mi man namaa seet ak grand Thiam mi ak gars yëpp ci loolu laay nawee nit pas xaalis pas leneen gis nga ñun xaalis fëkkunu dara fëkkunu ndax li ñu mën a am ñoo ko mën a liggéey ak ku mën a doon bépp xale bu mën a doon gëmal sa bopp gëm sa bopp Alxuraan moo ko njëkk a wax kon ñun ñëpp nañ gëm sa bopp te ànd am diine luñ jiital rek ci diine luñ bëgg danañ ko am man pare naa pour ànd ak Aziz ak Thiam dama ko ànde woon ak ñoom ci nawetaan yi waxoon naa leen ko naa leen man ku ma jikkoo la rek maa ngi yow ba àllaaxira ba àjjana barke Sëriñ Tuubaa maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ndax ñu ngi fiy joxe ay 450 millions ma koy dégg ñu naan joxe nañ ko ay Jakarta bu ko defee mu indi coow lu bare bari ci réew mépp ñu bari dañ may woo di ma laaj xaalis bi fu mu toll man leen xaalis bi de man dama cee amagul benn idée moo tax mënu ma cee leeral kenn mais tey bi ma demee marché ma gis gars yi ni ñu rangee ma xam ne métti na trop ci loo xam si ay 6 000 francs nga ci am wala 22 000 loo xam jëru ko te ñu xool Jakarta yi at mu jot li ciy sogee ñu ciy dagg seen i tànk lu tax man li ma njëkk a xool lu tax bi ma ñëwee fee tey sama yaram dafa daw lu tax mënuñoo jël xaalis boobu ñu xool pharmacie yi gën a baax yi ëpp doole ci Louga ñu wax ak ñoom fexe ba wutal Jakarta yi ay mutuelle de santé yoo xam ku ci feer faju bari na fi boo yoo xam si buñ feebaree dañuy wër koñ di leen ketal man yaakaar naa loolu moo ëpp solo ndax 21 000 ku xëy mën nga ko am boo amee wér rek ku xëy mën ko am kon foofu laa yëg sama parole wa salaamaaleykum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Je salue l'assistance. Je remercie nos voisins qui sont venus nous assister. Je remercie la jeunesse patriotique qui est venue nous appuyer aussi. Je remercie le coordinateur adjoint M. Ndiak Sarr et tous les autres membres qui sont là, les sympathisants de Pastef. Cette initiative s'inscrit dans la ligne droite du parti qui consiste à faire quoi? À faire un don de soi pour la patrie.
Ce que nous avons fait, nous l'avons financé sur fonds propres. Il n'y a pas d'argent provenant d'un politicien, c'est ce que nous avons fait. C'est nous, en tant que patriotes de Santhiaba, on s'est dit, la ligne du parti consiste à faire quoi? À aider son prochain. Il ne s'agit pas de venir, donc d'attendre jusqu'à accéder au pouvoir pour prendre donc les fonds destinés à la population, l'argent du pays, et de le donner donc à ses proches. Donc c'est ça qui nous a poussé à faire ce que nous avons fait. Ça, nous pouvons l'estimer aux environs de 500 000 francs. Aux environs de 500 000 francs. Plus le ndogu que nous avons fait. Nous avons fait un bon ndogu. Je pense bien que tout le monde a bien mangé. Hein? Et nous avons préparé 25 kits. 25 kits de 10 kilos de riz. 2 paquets de sucre. Un pot de chocolat et un pot de beurre. 25 pour venir donc en aide à 25 familles démunies. Donc tout le monde ne peut pas avoir. Nous, on s'excuse auprès des autres. Mais ce sont nos parents. Nous allons peut-être une prochaine fois élargir donc les dons. Je continue à remercier nos parents qui nous ont assistés et qui ont pris connaissance et qui sont conscients que leurs fils ont désormais pris sur eux le droit de réclamer ce qu'ils ont le droit de réclamer. Nous voulons un quartier propre. Nous voulons un quartier propre. Nous voulons que les autorités, ceux qui ont demandé les voix, et que les populations ont voté pour ces gens-là, que ces gens-là viennent aider la population. Il y a de l'eau stagnante qui stagne ici. De l'eau sale. L'assainissement, ça ne passe plus. Et pourtant, nous avons le premier adjoint au maire. Nous avons le quatrième adjoint au maire. Nous avons donc madame le député qui habite ici dans le quartier. Assalamu alaikum, ñu fi teew ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu patriotes yi di nuyu sympathisants yi di nuyu suñu dëkkandoo yi suñu yaay yi suñu tante yi nga xam ne ñu lu ñu nekk ñu ngi ca ñu ñëw teewe ko lii nga xam ne ni si mooy ndogu gu ñu xam ne si cellule Pastef Santhiaba Sud moom moo ko organisé ginnaaw bu waa JPS mooy jeunesse bu Pastef organisé ko bërkaati démb loolu inspiré ñu ba ci suñu groupe WhatsApp bu Santhiaba Sud ñu toog waxtaan ci ñu lan lañu mën a def ñu nañ organiser ndogu dimbali nit ñi ñu ndogu mais leneen li mooy ñu génne ci li ñu am jox ko ñi nga xam ne ne si ñoo ko soxla lépp na mënul daj ci lañ ciblé 25 familles fii ñu ko soxla ñu war leen a jox 10 kilos ceeb 2 kilos suukar benn potu beurre ak benn potu chocolat ginnaaw bi ñu defee ndogu li ba pare loolu nag amul benn politicien bu ñu dugal xaalis ñun ñi suñu biir ñoo ko cotiser pour def loolu bu beneen yoonee dañ ko gën a yaatal insha allah bu loolu weesoo li tax nag ñuy politique mooy moom laa sànq sama yaay yi ba ngeen ñu jàngaloo dem nañ jàngi ba ñëw yar bi ngeen def ci ñun mu ngi ci yéen gis ngeen ko loolu nag li ci des nag mooy lii am ci yeneen quartier yi la ñu bëgg fii mooy quartier bu set quartier bi nga xam ne si lu ñu bëgg danañ ko am loolu li ko waral mooy nag bi seen doom yi jógee ngeen ànd ak ñoom ci politique ki ñu àndal nag mooy le président Ousmane Sonko un homme digne nit ku digne gis ngeen bërki démb rek ni ñu ko jéem di ko faagaagal mais yàlla ku mu àndal faagaagalu nit ay calculu nit mënul ci yow dara Ousmane Sonko ku jubla liggéeyuñu joxuñu ñu takk joxuñu ñu naan lu tax ñu ànd ak moom dañuy gis nit ku droit la Ousmane Sonko dem na ba ñu dax ko lépp rek pour liggéeyal Sénégal mu continuer donc man jàpp naa ni ñun en tant que ay sénégalais waruñu rek toog suñu kër am nit koo xam ne daf ñuy xeexal ba ñu dax ko mu waroon a jox famille ñu dax ko mu dem toog ñu dem toog waruñoo gën a gore Ousmane Sonko duñu gën a gore lii la ñu àndee ak moom dañoo xam ne ci dëgg la nekk te dëgg rek moom mooy mujj ñuy ñaan ngeen ñaanal le président Ousmane Sonko en 2024 mu nekk le président de la République du Sénégal. waaw mu ñu très bonne question mu ni est-ce que bu ñu jógee ci lii dañuy neewaat ci leneen. waaw parce que ñun def nañ fii setal jeunesse bi patriotique bi xale yi Pastef ñoo njëkk a def lii ñun ñu def ci gis nga waa Santhiaba Nord nee na dañuy def bu ñu fa jógee ñoom Diak Sarr dañu def keneen dañuy def ñun lii ñuy def dafa bokk suñu ligne dama la waxee sànq ni la dañuy fàtte lu ñenn ñi bokk bi ñu toogee ba feebar bi ñëw mu manqué lu mel ni Pastef def na ko bi ñu toogee ba njàng mi sooxee Ousmane Sonko dafa woote ñëpp ñuy jàngalekat ni leen dem leen ngeen def cours de vacances def nañ ay cours de vacances gratuitement dimbali ko bi ñu toogee ba nga xam ne si hôpitaux yi dañoo manqué deret dafa woote waat ni dem leen maye ji deret dem nañ fii lan la ñu mujj hôpital bi mujj wax daañu amatul fu ñu def deret tellement dañu ñëpp a maye muy acte bu ñu def ren jii maa ngi wax sànq ni ñiy dem marché ñëpp gis nañ légume dafa bëri
nguur gi nag comité def ci communication mais parce que Ousmane Sonko dafa ni woon dellu leen ngeen bay lu baax na xale yi bay ñi ñëpp a demoon ci tool yi bay ñëpp a demoon ci tool yi bay loolu moo am impact ba nga gis ni ren même bu jën manqué gis nañ ni légume dafa am donc loolu lépp le président Ousmane Sonko def na ko ci ñun yee ci ñun li doon nelaw mooy dem liggéey ñu dellu wat ci xalaatu le président américain waxoon bu wax rek lan la sama dëkk ma def mais yow tamit lan nga mën a def ngir sa dëkk ci loolu lañ nekk on est dans l'action ñii mu ñuy wax ñi ngi wax ñiy def ñi ngi def dans 8 mois ñu ngi jëm ci élection locale Pastef du des ginnaaw Pastef dana am candidat xam dañ koy waxtaanee bu boobaa rek ñu xam ne ni kooku moom moo gën ci ñun dans 2 ou 3 ans danañ dem ci présidentielle yi le président Ousmane Sonko moom mooy sunu candidat amuñu beneen alternative bu ñu kenn xaalaloo ni buñ ko calee wala buñ ko kii on n'a pas de plan B nous n'avons qu'un seul plan A c'est le président Ousmane Sonko qui incarne le projet de Pastef mën na ko weese ko moom la ñu àndal